mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom a tegu ci juróom-benn waxtu bi simili ci xabaaru maraxi li ci gën a fës président Lamine Diack ñu koy xaar niki tey ji kon ci Ndakaaru ginnaaw kon dikkam bàyyeekoo ci réewum France moom nag ginnaaw li nga xam ne kon mooy jëm ci wàllub yoon France di ko doon toppee ba jaraaf bu Ndakaaru fay lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari millions sunu koppar. amas nañu yaakaar ne kon waxtu wi ci kanam tuuti kon dina dikk fii ci Ndakaaru ginnaaw ab levée de mesure bi ñu amal jëmale ci moom daan ci dikk ni mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar yi bu calande jëwriñ gu ñu denk wala njàng mekk njàng mu kawe mi ci Sénégal ga moom Cheikh Omar Anne nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane seen émission JDD moom nag jot na addu ci li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey yi nga xam ne noppeegul ba léegi ci université Amadou Mahtar Mbow lu toll nag ci fanweeri milliards sunu koppar la ñu dugal waaye nag ba léegi des na ko dalloo jëwriñ gi di dalal xel yi ba noppi nag ci jafe-jafe yi nga xam ne moo lëlu ci wàllu njàng mekk njàngale mi rawatina grève yeeg préavis de grève yi taxarnaase moom nag Cheikh Omar Anne ubbil kon tëjul buntam li mu bëgg rek mooy waxtaan wu yaatu bu ko defee kon jàmm ak dal gu yaatu am ci njàng mekk njàngale mi ci Sénégal ab lël wu yaatu kon ñu daal di ko amal jëmale ko rek ñi nga xam ne mooy ñiy sàkku wala boog ñi nga xam ne kon soxla nañu wàllu ci njëkk wala ci teel ginnaaw ab loraange wala musiba woo xam ne kon gën a si na leen ñu daal di ko amal ni ki tey kon ci sapeur pompier yaay nekk fii ci Liberté 5 ginnaaw gi nag ci loolee di nekk mbir moo xamante ne nii ñii di cycliste Dakar ñoo ko daal di amal jubluwaay gi nag mooy fexe rek ba li ñu gis nag ci l'accident yi ñi nga xam ne ko dañuy dikk di filmer te nag waroon na wàllu ñi nga xam ne ko ñoo nekk ci jafe-jafe loolu ko luy bëgg dàq mu jeex dàq ci Sénégal dans ci itam ni mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ak Mamadou Dieng mi ko teewee ci ndaje mi ni ki tey jii loolee mbokk yi moo gën a fës ci xëdum xabaar yi ne script jàll am na ci faram fàcce mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru mbaraxi des ko door ak Lamine Diack njiitu IAAF gowoon ni ki tey kon ci dimanche gi lañ koy xaar ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ginnaaw nag lu toll na ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari millions suñu koppar yi nga xam ne jaraaf bu Ndakaaru jël na ko rek ngir ñu mën ko bàyyi mu ñibbisi fii ci Sénégal comme nag ni ñu ko doon junjee nekkoon ci fii ci Ndakaaru lay daal di korité loole kon léegi tey mu daal di antu lu ci mënte am nag atub 2015 ba léegi kon lañ ko daal di dencoon li mu dippee résidence surveillée ginnaaw gi kon lu jëm ci am nañ teg wàll yi nga xam ne amee na ko ak justice bu France moom Lamine Diack nag waxtu wi lu toll nag ci ay waxtu yu néew dina teg tànkam fii ci Ndakaaru capitale bu Sénégal du ñàkk dina ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ak sunu yeneen jotaay xabaar sunu ndaw yi nga xam ne ñu ngi toppal mbir mi ci aéroport international Blaise Diagne leen ci wàllu xabaar mën na ko junj ci ndorteel yi ak jëriñ gu ñu denk wàllu njàng meek njàng mu kaw mi ci Sénégal di Cheikh Omar Anne tey mu nekkoon ganduk Mamadou Ibra Kane lu toll nag ci fanweeri milliards suñu koppar la ñu dugal ci université Amadou Mahtar Mbow waaye nag ba léegi liggéey des na noppi ba tax sax dégg ngeen ci ay syndicalistes yu yaatu rawatina kon ñii di waa SAES di sàkku ñu daal daloo kon li nga xam ne mooy kuréel woowee rawatina kon jumtukaay bi moom nag nee na la mu bëgg rek mooy fexe lépp lu ci daal di amee kon mu dalal xel yi waaye tamit lu jëm ci grève yi ak préavis de grève yi nga xam ne ma ngay takkarnaas ci Sénégal moom nag nekkoon la mu ci bëgg rek mooy waxtaan wu yaatu ak syndicaliste bu ko defee kon jàmm ak jàmm rawatina kon dalu gu yaatu am ci njàng meek njàngale mi ci Sénégal ñu ànd ci leeral ak Abdourahmane Ly ci li nga xam ne kon moo jutee ci tënk yi nga xam ne amal na ci émission boobee di jeudi dimanche ak Mamadou Ibra Kane ay yëngu-yëngu mën nañu ko xaarandi ci jàng ak njàngale mu kawe mi même bu fekkee ni jëwriñ gu ñu ko dénk mi ngi fexe dalal xel yi ñaari dossier yu am solo ngi tegu ci taabalam mu di ay préavis de grève benn bi tukkee ci SUDES beneen bi ci SAES jëwriñ gaa ngi yëgle ni ay waxtaan jamono ji mi ngi dox seen diggante ak syndicat jàngalekat yooyee nekk ci jàng ak njàngale mu kawe mi muy ay waxtaan yoo nga xamante ni mën nañu ci bañ a xaarandi ñu déggoo ci recrutement wu juróomi téeméeri jàngalekat at gu jot ci fukki at. Le bon nombre c'est les moyens. Aujourd'hui le gouvernement met sur la table 200 et sur les 200. fu mu nekk nii li gën a am solo moom mooy moyens yi ngir su ko defee ñu mën a matale nombre boobule gouvernement bi nag pare na ngir daal di recruter lu toll ci ñaari téeméeri jàngalekat te ci ñaari téeméeri jàngalekat yooyu lee daan nañuy jox sañ-sañ yi nga xam ne ñoom ñooy recteurs yi ngir saa su ne bu gouvernement bi sàkkoo ngir ñu daal di recruter ab lim recteurs yi mën a jublu ci liggéey bi loolu lee day wane ni rek que ni dina recruter lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk jàpp ñeenti téeméeri jàngalekat at mu jot juróomi téeméeri jàngalekat yi nga xam ni ñii di syndicat yi dañuy sàkku pour ñu recruter leen loolu lee fu mu nekk nii mënaguma cee àddu wante nag gouvernement bi dina leen recevoir ngir mën cee waxtaan. Quelles sont les positions du gouvernement sur cette question-là?
jafe-jafe yi jëm ci wàllum infrastructure universitaire muy beneen i jafe-jafe bu bokk ci ñaxtu jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi muy ay jafe-jafe bu jëwriñ gi nangu ci noonu la Cheikh Oumar Anne yégle ni lu mu yàgg-yàgg benn at du ko weesu ngir ñu taxawal université Amadou Mahtar Mbow bu nar a nekk ca Diamniadio ak université El Hadj Ibrahima Niass bu Sine Saloum lu jëm ci université Amadou Mahtar Mbow boobu Cheikh Oumar Anne ngi yégle ñaar fukk ak juróomi milliards yoo nga xamante ni dugal nañu ko ci ñaar fukk ak juróomi milliards gannaaw fanweeri milliards yi njëkk yi nga xamante ni dugaloon nañu ko ci te joxoon ko entreprise bi di Marilis BTP muy entreprise boo nga xamante ni yeggalewul liggéey wi. Je confirme qu'il y a eu 30 milliards de dépensés avant que je ne sois ministre de l'enseignement supérieur. maa ngi dëggal ni fanweeri milliards su suñuy koppar jot nañ koo dépensé laata may doon jawriñ bu ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi gouvernement bi daal nay teg ci table bi fanweeri milliards ngir yeggali liggéey yi nga xam ne jotagul woon yemb situation bi nag ñoo ngi koy gérer comme nu mu waree te responsabilité yépp dinañ leen situer wante nag lu jot a jàpp mooy que ni gouvernement bi dem na ba nemmee ko ni am na ay jafe-jafe jëm ci yooyu la liggéey moo tax mu daal di jël ci ay loxoom lii di chantier yi ngir daal leen yeggale jamono ji yooyu la chantier sax fu mu nekk nii ci présidence la dépendre. De la présidence de la République. delluwaat si li nga xamante ni moom la xel nangu jëm ci tànninu ñi nga xamante ni ñoo nar a def master ak anam bi nga xamante ni noonee la ñuy joxee bourse yi loolee la jëwriñ gu ñu dénk wàllum jàng ak njàngale mu kawe mi di woote maanaam Cheikh Oumar Anne ngi woote ngir ñi nga xamante ni ñoo seex mbir mi si ñu delluwaat si li nga xamante ni moom la jàng ak njàngale mi nangu. ci janoo ak Mamadou Ibra Kane moom jëwriñ bi ginnaaw njàng meeg njàngale mi jot na àddu ci ponk yi ñeel wàllu politique ci Sénégal moom Cheikh Oumar Anne nag ne gënup l'opposition bu Sénégal jëm ci fichier électoral bi jot na ci àddu ndax jàpp ne kon ma ngi leen di woo ngir ñoom ñëpp kon ñu gën a taxaw waaye nag gën a sóor lépp lu jëm ci wàllu yite réew mi waaye nag moom Cheikh Oumar Anne nee na nag li nga xam ne mu jëm ci ni ñu redaatee Ndakaaru capitale bu Sénégal nee na kon loole nguuru Sénégal ci foofu kon moo yeyoo wàllu waaye nag dàkkul ay waxtaan bu ko defee gindeeku ku yaatu am ci wàllu wi ñuy tawli kàddoom moom Cheikh Oumar Anne ci micro Mamadou Ibra Kane. Ce n'est pas le découpage qui détermine la majorité dans ce pays. pour man du découpage territorial bi moom mooy firndeel ab majorité ci ab réew ka nga dëkk Sandaga Ndioum Matam wala feneen électeur bi même dayoo rek lay am redécoupage bi dafa doon li nga xam ni askan wi la yellool sooy gérer nag da nga war di déglu sa askan léegi nag kenn mënut a reprocher ab gouvernement mu jël ay dogal ndaxte loolu moo ko tax a jóg wante nag dogal bu mu mënti jël mën na indi ay tension gouvernement su luñ koy jugé mooy capacité am ci déglu wala déet ñi nga xam ni ñoom ñooy askanam laata muy jël ay dogal remarque yu opposition bi def jëm ci fiabilité fichier électoral bi pour man kenn mënu koo dégg sàkkutee fi nga xam ni ku jegi mu ngi koy def jëm ci fichier électoral bi dafa doon li nga xam ni mënuñu koo nangu benn yoon ndaxte fichier bi jaar na yoon te ñi nga xam ni ñoom ñooy auditeurs yi wax nañu ko ndaxte fichier bi ñi koy gérer di ko saytu dafa doon ay nit yi nga xam ni dañoo xarañ lool. Qui est exclusivement géré par les personnes compétentes. des ba tey ci wàllu politique ak coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag nee nañu kon li nga xam ne moom moo tukkee ci fichier électoral bi rapport bi ànd nañ ci ba jeex tàkk kon loolee wuteeg gis-gis bi nga xam ne opposition bu Sénégal amee na ko ci ñoom nag ay farandoo jiitu réew Macky Sall ñoom itamit jot nañu addu ci lépp lu jëm ci wàllu bëgg-bëgg cour de justice bu CEDEAO ginnaaw mu jëm rek ci dakkal parrainage bu fii ci Sénégal ñoom nag ñu ngay dëj ci àndam cour de justice bu CEDEAO googee ñu ngi ko daal di xamle seen seen janook taskatu xabaar yi Pape Mbaye Diaw ci leeral. Benno Bokk Yaakaar ñoom ànd nañ ci lu tukkee ci auditu fichier électoral bi ki nga xamante nii moo toggal coalition boobu ci dialogue bi di xamle rek ne opposition bi li ñuy wax dara amu ci. ci bind ñaari yoon xool nañu fichier bi amul kenn ki nga xam amul li ñuy woowee bureau fictif xool nañu fichier bi numéro carte d'identité bi moom mooy li nga xam ne dafay feeñ ci ñëpp pour gàttal ñi nga xam ne ay jàmbur lañ jóge bitim réew. ñun ñu tànnoon leen pour ñu càmbar fichier bi nee nañu fichier bi baax na mun na dem élection mais nañu jàpp ne fichier électoral bi élection présidentielle jeexee ba tal benn nit dugg ci amul benn inscription bu bees mooy loolu il faut ñu wax ko mu leer sénégalais xam ko ne opposition bi la muy wax ay soosi neen la dara amu ci fichier bi. mouvance présidentielle bi ànduñu tamit ci lu tukkee ci CEDEAO professeur droit constitutionnel bi nekk tamit ministre conseiller mi ngi dellusiwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni moo génne ci loolu nga xamante ni moom la CEDEAO décidé ci parrainage bi di fàttali tamit waa CEDEAO dogal yi nga xamante ni
miin na koo jël. loolu moo tax ñu ne arrêt bi dogal boobu dañ cee gis yoo xamante ni dafa doy waar ci wàllu yoon ci wàllu droit benn bi mooy cour bi muy statué comme ni ma ko waxee élection bi ñëwagul woon donc mënuñu woon wax ne sax violé nañu ay droit waaye cour bi dafa ne mën naa am ñu violé ay droit ñu ni cour bi déet ndax yow ci sa jurisprudence bu njëkk ba la nga doon wax mooy droit pour nga statuer ci violation des droits de l'homme day nekk droit boo xam ne dañ koo violé te violation bi ñëpp gis ko mu leer ne fàng waaye fii nga ne mën na ñëw violé loolu dafa njëkk a poser problème. étant donné qu'il n'y a mouvance pas de présidentielle doublon dans le di fichier. woo opposition bi ñu jël seeni responsabilité bu ko defee rek ñu mën a organiser ay élections. conseil communal de la jeunesse bu Diamniadio def nañu lël waxtaan wu yaatu woo ci soxna yi ak ndaw yëpp ngir waxtaanee loolu waaye réew mi waaye tamit nan la ñuy def ba ndaw Sénégal yëpp am ab xëy ndax loolu jàpp nañu kon ab jafe-jafe la gu rëy donte nag nguur ga fa nekk rawatina kon bokk moomal bi nee na dana leen fexe jàppale ci lépp lu jëm ci wàllu xëy waaye nag ñoom neen li ñu bëgg rek mooy fexe ba pôle urbain bu Diamniadio lépp loo xamante ne kon mën nga fa tukkee ci wàllu xëy ñoom ndaw yi fa dëkk ñu mën ci gis seen bopp ba noppi ndax nag gën a jege gën a yey Babacar Seck. ngir indi tontu ci jafe-jafe xale yi jëm ci wàllu tàggat ak xëy conseil communal de la jeunesse amaloon na fa ab lël boole ci ñëpp ñi mu yitteel. te financement yooyu président de la République dañ koy jox jeunes yi ñun duñu toog rek di xaar ñu ne nañu woo jeunes yëpp ñu daje ñu waxtaan xool nan la ñuy def ak yan organisation la ñuy amal pour que financement yi ñu mën cee am lu bari parce que bu ñu sañoon département de Rufisque Diamniadio moo ci ëpp ci wàllu moo ëpp li muy am ci financement yooyu kon bu ñu toogee rek di xool du sotti kon il fallait que ñu dajale jeunes yi ñu waxtaan ci nan la ñuy def ba financement yi ñu mën ko capter donc loolu il fallait que ñu may jeunes Diamniadio yi ñu poser seen ay questions ñu préparer wu jël seen ay projet déposé pour mën a am ay financement. commune Diamniadio dina sukkandiku ci li nar a ruus ci waxtaan yi ngir indi saafara ci jafe-jafe ndaw ñi. ñun fii ci Diamniadio bàyyi nañ xel bu baax liggéey ak xëy parce que dañuy bala nga ñuy liggéey aussi dama leen koy wax at saa su ne na ngeen fexe ba am formation na ngeen am xam-xam na ngeen am qualification parce que loo bëgg dugal nit ci liggéey jox ko place du fekkee ne amul xam-xam amul lu tax mu nekk fa. cooway bari mais liggéey bi day sooxe loolu tax nag ñu xalaat loolu ba at mu nekk dañuy jël ci suñu budget toll ci 20 millions ñaar fukki millions def ko ci école de formation yi jàppale suñu xale. pôle urbain bi nga xam ni ay xëy yu bari am na fa mel na ni ndawu Diamniadio gisaguñ ci seen bopp. Diamniadio nekk na grenier wa emploi fii dafa bëri ay entreprises yu fi nekk am na domaine industriel am na pôle urbain am na ay entreprises ay industries yu fi nekk mais malheureusement ba léegi suñu ay jeunes xam nañ ne am nañ formation ci pour la plupart mais mënuñu am ay emploi yu sax te loolu dañ ci war a taxaw dañ ci war a jóg. conseil communal bu Diamniadio am na yéene ginnaaw lël bi gunge ndaw ñi ñu mën leen tàggat ba saa bu amee xëy. Babacar Seck jërëjëf ginnaaw li ñu nemmeeku kon ci tali bi l'accident gi takkar naa si lool ci Sénégal ba tax ñu bëri di ci ñàkk seen bakkan waaye nag li ci gën a doy waar mooy dañuy nemmeeku nit yoo xamante ne dañuy nekk ci jafe-jafe au lieu ñu daal leen dikk walu leen waaye nag dañ leen filmer di ko wasaar ci ëttu xarelu yu yees yi loolu nag nekk mbir moo xamante ne cycliste yu Dakar yi ñoom nag ne àndu ci tey àndu ci ëllëg lu ñu bëgg mooy loolee dakk ndax nag ñu amal ab lu fort tàggatu jëmale ko kon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal ngir rek jëm ci wàllu yu njëkk wala kon jàppale yu njëkk ci nit ñi nga xam ne kon dañ ko daal di soxla loolee tax ñu daal ko amal ni ki tey jii ngir ñaax ci askan wi waaye tamit fexe ba loolee nga xam ne mooy filmer gi te nag war a wàllu nit ki war a jeex ci Sénégal tey la ñu xëyee amal tàggatu googee ci camp sapeur pompier bu Liberté 5 mu ngi amee ci teewaayu Mamadou Dieng. simulation bi ñu tàmbale kook nit ku doon wuy téléphone ci boori tali bi ab moto dal di koy mbëkk ña gis l'accident bi daw wutali bërëb ba ñenn ñi jël seen téléphone portable tàmbalee filmer ñeneen ñi di leen ko tere laata ñuy woote wàllu sapeur pompier yi ñu yëgal leen ab l'accident am na ñaari nit am ci ay gaañu gaañu ñoom ñu njëkk a yegsi ci bërëb ba ci ab moto. pompier yi di waxtaan ak ñi ci jëlee ay gaañu gaañu. noone ñu am ay xabaar ci ñu ci jëlee gaañu gaañu fu seen métti toll ñu defal leen paj mi njëkk
laata l'ambulance bi di yegsi. ñoom ñi jëlee ci accident bi ay gaañu gaañu ñu dugal leen ci ambulance bi ngir yóbbu leen ci ab bërëb bu fajukaay. ñaari victime moo amoon benn victime bi dafa am trauma mooy yaram bi mooy tëccu mooy métti moo tax ak beneen victime bi dafa am damm tànk bi moo damm loolu noonu benn oto mënu ko jël en charge il faut mu am ñaari oto moo tax mu woot beneen ambulance boo xam ne day ñëw mu jàppale ko parce que ambulance bu ne benn victime la mën a jël. ambulance bu ne benn victime la mën a jël te ñaar ñoo fa nekkoon moom kese mënu jël ñaari victime yi parce que beneen victime bu mu nekkoon kooku prise en charge bu baax moo ko laajoon moo tax bu mu ñëwee montal na ko benn collège cervical ak attel pour limiter les douleurs après mu yëg ko si oto bi dem si hôpital bi ko gën a jege. ay dawalkatu vélo yu bokk ci vélo Dakar Club cycliste du dimanche ak vélo passion ñoo boole seeni doole ngir yee nit ñi ci premier secours laata pompier yi di yegsi. dañ initier benn formation premier secours fii nii dañ gis ni que chaque jour accident day am nit ñi au lieu ñuy dem di secourir nit ki non dañuy dem filmer ko au lieu ñuy woote sapeur pour ñu ñëw déedéet dañ koy filmer te nu ngay filmer noonu mënoon nga woon woote sapeur parce que diffusion données personnelles la de non assistance à une personne en danger loolu la léegi nag yow ba dañ bëgg a former nit ñi nag si loolu noonu nag pour ñu xam ni que accident su amee da ngay dem def premier secours nga woo sapeur yi ñu ñëw. di filmer ay nit ñu accidenté sapeur pompier yi ne loolu dañu ko war a dakkal. may ñaaxaat encore ñi nga xam ne dañ yor ay téléphone gis accident au lieu nga wote 18 pour pompier yi njëkk a teel a ñëw nga naan da ngay filmer pour njëkk a joxe information ci réseaux sociaux yi parce que waaw déli la ku ne am na sa dignité boo xam ne bëggoo ñu photo la ci anam boo xam ne dafa ñaaw ñu lay dugal ci réseaux sociaux yi loolu dama ñaan ñëpp koo xam ne ñu ngi koy def ñu bàyyi ko ak ñi nga xam ne defuñu ko bu ñu xalaat di ko def c'est-à-dire boo njëkkee ci intervention defal le plus rapide possible nga woo sapeur yi. fexe ba nit ñi bañ a filmer tey dimbale ñu l'accidenté laata fajkat yi di yegsi loolee mooy mbëbëtu bi le tàggatu ñoom cycliste yi ñu jël seeni vélo ngir yee nit ñi vélo Dakar Club ne loolu dana ko wéyal ñoom dawalkatu vélo yi ñu teg ci ne xeex bi danañu ko wéyal ba li nga xam ne moo di premier secours ñu boole ko ci permis de conduire yi. di ko gërëm bu baax a baax Mamadou Dieng kuréel gii di Manko Defar Transport ñoom nag amal nañu lël bu yaatu ginnaaw bés bi nga xam ne kon dañ ci amal waa ceeb kaamil ngir rek ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci seen biir ak tam ñoo seen way dawlu yëpp ginnaaw gi nag la ñu prox ndool ci mbir yi daal di naqarlu anam yi nga xam ne kon yenn ci tali bi da ko daal di defee ba sax ay bakkan yu bëri di ci rot ñoom nag la ñu bëgg rek moom mooy ñu daal di kon defar tali ba mu gën a yemb waaye tamit fexe ba coono yi daj ci tali bi yëpp ñu mën a dakk seen digganteeg alkaati góor a ndakloo. association Manko Defar Transport amal bésub ñaan jagleel ko ñi loru ci accident yi ci Fass Barigo di commune bu féete ci département wu Gossas mu dib occasion ci transporteurs yi ñaawlu yàqu-yàqu yoon yi ñu dut baaraam ne moo indi yenn accident yi. kon su fekkente ne yow da nga ne accident yi bari na yow war nga nekk état koo xamante ne lay indi accident yi war nga impliquer chauffeur yi ci say réunion war nga impliquer chauffeur yi ci waxtaan wi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xam fi yàqu ak fi yàquwul ak fi mën a indi accident ak fu ko mënta indi donc loolu ñu ngi koy ñaan su ma koy ñaan du pour man Pape Ndour mais parmi ñun am na ñoo xamante ne maîtriser nañ code de la route lu tax ku mel ne Pape Seck mënuñu gare routière bu ne ñoom ñu financer ko entièrement parce que ñoom joxoon nañ ñu fa ay code de la route ñu ne lii tukulóor la bii séeréer la langue boo ko bëgg a jënd mais amul boo ko bëgg a jàng mais amul suivi. parce que loolu il faut que ñu impliquer ñun transporteurs yi pour suivi yooyu di mën a am donc yaakaar naa ne par tort partagé la accident yi nga xam ne mi ngi am ci télé bi am na loo xam ne ñun comportement humain la mais am na loo xam ne état des routes la mais am na loo xam ne aussi parc automobile bi la. beneenub jafe-jafe bu transporteurs yi yëkkati bokku ca nekkinu waay takk der yi ci kaw tali bi. lan moo tax munoo fexe ba mbaam yi traversé télé yi sareet yi daw guddi te taaluñu lamp di romb ay gendarme di romb ay policier lan moo tax loolu munuñ cee wax lan moo tax ñu teg chauffeur bi loo xamante ne chauffeur bi
dana daw ba à un certain moment day perdre connaissance parce que bu fekkee ne da ngaa jóge fële mu am lu mat ñaar fukki montage ci boo jógee kii dina jëm Dakar montage yi mën nga dëgg reçu nga ñëw ñu ne la beneen reçu ngay dagaat nga dëggaat reçu ñu ne la beneen reçu ngay dagaat loolu est-ce que mënul tax nit traumatisé wu ba def loo xamante ne waru koo def loolu lépp ci cause accident yi la man yàlla xam na ne am na benn oto boo xam ne démbam dama jiit léegi moom mu taxaw mais ma taxaw ci ginnaawam nii rek di signaler pour génn ma dégg alkaati bi ne ko chargement débordant tey saak la teg mais cette place bu yëpp 7 personnes xanaa kenn ku ne war na am benn saak wala ñaari saak. ci bés bi ñu amal ay julleek ñaan jagleel ko waaye dawlu yi loru ci accident yi ñi bokk ci association Manko Defar Transport buruxlu ci occasion bi ngir sàkku ci seeni ñooñ ñu gën a boole seen doole ba seeni liggéey mën a jëm kanam. Baye Gora jërëjëf ñu àddu ci tolluwaayu mbas mi ci Sénégal ni ki tey ñaar fukk ak juróom-ñaar nit ñu am yees woppi Covid 19 bokk na ci ñoom ñaar fukk yoo xam ne cas communautaire la ñeent fukk ak juróom jot nañu wër ci mbas mi ni ki tey lu toll nag ci fukk ak ñeent ñoo nekk ci Sowtaas ñaari nit ñoo si ñàkk seen bakkan yóbbu lim gi ba junni ak téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne ni jot nañ ci faatu bi mbas mi duggee Sénégal ak tey ji waxtu wi kon lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett nit ñoo des ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram. bés bu ñu jagleel wàllu croix rouge màggal nañ ko ci Sénégal nekk nag ca banlieue bu Ndakaaru ñoom ñooñee ñu ci yëngu nag daal ci porox ndoll ngir rek fexe ba delloo njukkal ak sargal bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ngay dimbalee ko jàppale askan wi tere loo xamante ni ñu dul fay dërëm lu toll nag ci juróom fukk ak juróom-ñetti at ngi ñu koy daal di def ci Sénégal loolee nag nekk loo xamante ne ni lu war a daj la ci réew waaye tam ñoom ñu war a gëstu la ñu taxaw leen ginnaaw liggéey bu am solo bi ñu def ci réew mi Mamadou Lamine Fàtte ci leeral. thème bi nga xam ne mooy gën a wane engagement bi nga xam ne Croix-Rouge taxawee na ko ginnaaw téeméer ak juróom fukk ak juróom benn at yi nga xam ne moom la ñu génn Croix-Rouge sénégalaise tey jile di delloo njukkal ñi nga xam ne ñooy volontaires yi ci bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel Henri Dunant ci nga xam ne moo sanc Croix-Rouge ci àdduna bi. loolu moo indi Croix-Rouge mooy dimbale doomu aadama te séntuwoo ci dara donc noonu la Croix-Rouge juddoo te membres yi rek 60 000 lañu ci 45 départements yi soo jëlee nag xale yi 30 000 lañu jeunes yi. soo jëlee jigéen ñi maanaam jigéen ñi ñoom ñooy ëpp toujours ci fépp fu ñu nekk donc genn wàll bu ci nekk jigéen lañu fii tey jigéen ñi ñoo wax ne ñoom dañoo bëgg a célébrer ren fête bi ci département Guédiawaye ñu indi ko fii ci Wakhinane Nimzatt. ay jëf yu jëm ci dimbale nit yi nga xam ne ñu ngi nekk ci tolof-tolof ñi nga xam ne volontaire Croix-Rouge yi ñu ngi koy def bés bu ne tey jile seeni présidente nationale di ko rafetlu. thème ren bi mooy wane rek ñun ni ñu mel xam nga léeg-léeg nag nga wane ni nga mel wax li ngay liggéey ak naan nga koy liggéeyee dafa baax pour que nit ñi xam ne ñun am ñu moroom loolu nag du question titre rek yooyu waaye nit ñee gis liggéeyu Croix-Rouge bi ñuy liggéey te fii ci salle bi dégg ngeen koo xam ne bokkul Croix-Rouge responsable la ci centre de traitement Dalal Jàmm mu wax téeméeri xale yi Croix-Rouge yi fa nekkoon li ñu doon liggéey booy dimbale nit yenn saa yi war na taxaw ne kii di ñu dimbale lu xew ñun nan lañ ko war a dimbale parce que Croix-Rouge ci ndimbal rek lay wéy donc à partir de ce moment na ci Sénégalais yi dugal seen loxo. bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel Croix-Rouge si àdduna wërngal këpp delloo nañu njukkal ñi nga xam ne ñooy volontaires yi ci jëf ji nga xam ne ñu ngi koy def bés bu ne rawatina waxtu ji nga xam ne ñu ngi wax feebaru mbas bile Croix-Rouge am si taxawaay bu rafet dem sax ba askan wi di rafetlu bu baax a baax seeni jëf. Mamadou Lamine Fati jërëjëf seen lëkkaloo ak couverture maladie universelle du SEMU la étudiants yi nekk ci ndindoor yi ñoom nag ñu nga fekk baax ca Matam amal ndogu débat waxtaan wu yaatu lañu ko daal di amal ak kilifa yi sekk ko nag jëm ci fexe ñaax leen waaye tamit xamle leen lépp jëm ci wàllu seen nekkin ak tamit na la ñuy taxawoo ci li nga xam ne moom mooy seen ëllëg rawatina nag ci wàllu pàcc mi ak fàggandiku gi ginnaaw gi nag pontoon leen ci nag daal di waxtaanee ponk yu bëri ñeel ndaw ñi ak wàllu xëy ñu ànd ci leeral ak Ngor Diouf Moussa Fall. bile ndogu débat doonoon ab porox ndoll ngir étudiants yu bàyyee ko ci diwaanu Ndendor yi lëkkaloo ak CMU couverture maladie universelle ngir ñu gën leen gindi ci niñ mën a def ba am ab xëy. tey dañoo teew fii pour ñu daje ñun étudiants commune Ndendor yëpp ñu retrouver wu fii pour xalaat ci emploi des jeunes. parce que boo gisee souvent booy di jógee ci commune boobu di ñëw fii Dakar wala dem ci yeneen bërëb pour wër xëy la ñu bëri ci ñoom boo xoolee ñii dañu def ay ambulant wala def siras par exemple loolu mooy firnde rek fale amul xëy moo waral ñoom ñuy kiree foofu di ñëw fi
CMU nekkoon partenaire bu fës ci bile ndaje seen directeur général di àdduwaat ci solos bile jotaay waaye tamit gën a gindi ndaw ñi ngir ñu mën a bénéficier ci protection sociale. ñun dañu am culture recherche emploi dans la fonction publique xam nañ ni léegi avec démographie bi ñu am mënuñu continuer ci yoon boobu il faut que ñu fexe ba nit ki mun a am auto emploi def entrepreneuriat jël ay initiative pour que mun a wéyal seen bopp ci biir loolu sax mun nañ fexe ba ñoom ci seen bopp ñu nekk ay patron yi nga xam ni dañuy liggéeylu ay nit parce que sooy jëm mag sa doole day wàññeeku donc loolu dafa laaj nit ki su eggee si diir mu mun a noppaleku su noppaleku aussi il faut que mu mun a dund ci biir loolu aussi comme nit baa ngi dund léeg-léeg mu xaw a feebar mu xaw a tawat dafa laaj aussi su feebaree mu mun a faju pour que nga faju aussi dafa baax nga am système de protection sociale maanaam li ñuy wax assurance bi nga xam ne dina la permettre soo feebaree nga faju fekk doo dépenser lu bari. directeur général bu agence de sécurité et de proximité bokkoon ki ñu doon càmbar yile ponk. li ñu def mooy fexe ba firi maanaam kàddu yi nga xam ne moo wër xëyu ndaw ñi muy emploi muy jeunesse muy population active muy employabilité muy travail muy chômage yooyu yëpp waxtaane nañ ko ba mu leer suñuy xel ba leer ci xelu ndaw ñi définition yi nga xam ne BIT moom la ci joxe te dëkk yëpp ànd ci jubóo ci loolu waxtaane nañ ko ak ndaw ñi. leneen li nga xam ne waxtaan nañ ko ak ndaw ñi moom mooy kuréel yi nga xam ne ñu tuddee mi teg na leen fi ngir mu dimbale leen jàppale leen ngir war leen ci seen wàllu tàggat ci seen wàllu liggéey. nes lañ mën a def ba ndaw ñi am ab xëy nekk ponk bu soxal lool nguuru Sénégal ba tax ndongo yi bàyyeeko ci commune bu Ndendoor yi lënkaloo ak ay partenaires ñu gën leen mën a gindi ci bile ndogu débat. Ngor Diouf jërëjëf gërëm nañ leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee la fa laaj ci xabaaru maraxi gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci xabaar ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Ousmane Monique Sagna feeg boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir ngi ci bu leen fàtte seen rendez-vous iftar 22h30 bu ci àlande ak Boubacar Diallo di jëbub sak imam Biram Pouy ñu fanaan ci jàmm ngeen nekk ci jàmm jërë ngeen jëf.